day dikk na piqûre yo Le Soleil yéene kaay ne 324 000 doses day waaw yu AstraZeneca daal dinay dikk day àllarba la ñu koy xaar yi nga xam ne mën nañ koy jëfandikoo day démb la egsi lu toll ak ñaar fukki junni ak juróom-ñett ci ay doomu aadama piqûre gum nañ leen professeur Moussa Seydi ci réew mi quotidien waaw nee na bu leen am xel ñaar ci vaccin yi lépp a baax te boo leen piqûre di ngeen am lu aar seen yaram bi la ci corona gi professeur Moussa Seydi yemu ca ndaxte nee na gis ngeen bu liy dakkul waaw fii ak atu yàlla day danañu dundaat nag normalement corona gi danañu woon ginnaaw alhamdulilah corona googee nga xam ne mu ngi continuer rey nag ca jamono jooja tribune yéene kaay nee na en tout cas semaine bii day semaine bu doy waar lay nekk nag ci Ousmane Sonko mi lée convocation bi nga xam ne attakat bi war na ko convoqué day ñi ngi koy xaar les ko yéene kaay ne waaye de convocation boobee day waaw lettre bi nga xam ne moom moo war a jóge ci assemblée nationale ngir wane ne lalli nañu kon malaanu ki ràngeem nga day lettre boobee la attakat bi jotagul ba léegi ni léegi ñi nga xam ne nag ñoo tax ca dossier boobee yëpp semaine bii danañ leen déglu direct news ne lan moo tax nag ba njiital Pastef ci lée lànk ne du dem ku wuy ci lu tax Ousmane Sonko du dem wuy ci laa la wax waaye ba muy jàkkaarloo taskatu xabaar yi day moom Ousmane Sonko waaw carrément ne président Macky Sall de bu ne tëkk-tëkkal lañ ne dana ko tëj kaso bilaay loxoom yooyu dana tax Macky Sall bu bëggee tëj Ousmane Sonko loxoom yi dana tax de yéene kaay Pape Jogoy Faye bi ne te gis nga dem nag jëli Ousmane Sonko par force bilaay loolu lay risque la risque bu rëy ci nguur gi la laa la wax waaw est-ce que Ousmane Sonko mi ne barewul ngir joxe bakkanam nag laa la wax ngir dee allahu akbar la ilaha illallah waaw comme ni ko seen parti bi bàkkee rek ma ne réew mi leen gënal seen bakkan le don de soi pour la patrie maa la ko wax est-ce que Ousmane Sonko mi ne bëggul pousse président Macky Sall ngir Macky Sall def erreur boo xam ne dootu ko dabu ba ilaa yow mi diin l'irréparable te gis nga foofee buñ fa yeggee day mar di tali réew mi ingouvernable kenn dootu ko jiite laa la wax maa la ko wax direct news de Ousmane Sonko fawul de déedéet Ousmane Sonko fawul laa la wax bakkanam des ci mu dee moo ko gënal mu dem ko wuy ji laa la wax allahu akbar moo taxit sénégalais yëpp daal dinañuy attaque seen no yi Bougane Gueye Dany day ci 24 heures waaw nee na ginnaaw Ousmane Sonko mi lée kan moo ci topp looloo jara laaj na looloo jara laaj termine yéene kaay de en tout cas njiital gëm sa bopp day ma nga woon ca Ousmane Sonko samedi la Bougane Gueye Dany ci boppam ne dama ne ginnaaw Ousmane Sonko mi lée kan moo ci topp te gis nga Ousmane Sonko day li njiital opposition di yenu na ko de ak njàmbarte Ousmane Sonko incarne avec brio les charges de leader de l'opposition barki yonent bi Bougane yaa ñàkki ñaan Bougane Gueye Dany ci évidence yéene kaay ne te dellu ginnaaw bi nga xam ne démocratie bi mi ngi koy dellu ginnaaw ni lée mu leer ñëpp noonu la soxlee ñëpp Bougane Gueye Dany day ci exclusive yéene kaay waaw nee na Macky Sall mi lée waaw kenn mënul seppi loxoom bi laa la wax kenn mënu koo téye ku dul ñun jeunes yi la ak ñi nga xam ne dañoo bëgg seenug réew personne ne pourra contraindre le président si ce n'est nous les jeunes et les patriotes de ce pays barki yonent bi jiital gëm sa bopp ci tribune yéene kaay ne bataaral mi nga xam ne nag suñu borom yi xam-xam intellectuel yi la ak kilifa diine yi nekkee waaw lii daal la yëngal suñu biir bopp yi laa la wax évidence yéene kaay ne en tout cas fitna gi de ak teg loxo bi nga xam ne ñu ngi koy teg loxo nit ñi ni lée ay waay yéen kilifa diine yi lée yëngu leen en tout cas 1968 day xalif généraux yi dañoo yëkkati woon seen kàddu wax ju rafet last pourtant kilifa diine yaa ngi cay dox ay tànku jàmm de médiation waaw parce que Abbé Jacques Seck ak Mame Matar Gueye ña nga woon ca kër Ousmane Sonko vox populi ne dëgg la waaye xam nga cat li lan la ñoom kilifa diine yooyee dañoo xamul fan la ñuy fekki Adji Sarr ginnaaw ba ñu waxee ak Ousmane Sonko ba pare l'Observateur ne kay ñoom Abbé Jacques Seck yooyee ak Mame Matar Gueye danañu dajeek Adji Sarr ci adresse am bu bees bi lée Serigne Saliou Mbacké day ibn Alaaji Baara moom Serigne Fallou ci source waaw mais na nguur gi ci boppam kon moo war a bàyyi justice bi la def liggéeyam comme nam ko defee ci yeneen mbiru privé yi dëgg la Serigne Saliou Baara yemu ca surtout Serigne Touba bi nee na waaye nag mbir mi bu bëggee taal réew mi wàllum insurrection man day Mbacké maa ngi woo président Macky Sall ngir mu bloqué dossier bi laa la wax vox populi ne waaye gis nga coow li lée jur na yeneen i tension de parce que këru député Seydou Diouf song nañ ko ca Tëngéej laa la wax Dame Mbodj Karim Xurum Xaax ak juróom-ñetti doomu aadama teg nañ leen loxo la taal université Assane Seck sa Ziguinchor nit ñi xamuñu ko ba léegi Abdoul Mbaye ci 24 heures waaw nee na gis nga seen njeextalu nguur gi warul tax ñuy sacrifier jàmm ji am ci biir réew mi laa la wax ñoom Macky Sall dëgg la libération yi ne kaay de teg loxo bi nga xam ne ñu ngi koy teg loxo doomu aadama yi day gis nga ci Ndakaaru Njaay jël jóob rek diggante ajuma ak dimanche waaw lu tolloo ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ay doomu aadama yi jàppale Ousmane Sonko jàpp nañ leen allahu akbar Dambo jàpp nañ ko moo tax waa G20 nee nañu bisu tey ji la bu benn jàngalekat jàngale ji ñëw Birahim Seck forum civil day ci yéene kaay gi naxar lu ne teg loxo yi nga xam ne ñu ngi koy teg loxo waa kër Ousmane Sonko waaye waa kër Macky Sall tamit tali yi ñu nekkee ci rajo yeeg télé yi lée tax na ji xii jaaxaa am de xale ngay tey de Sud Quotidien xanaa gisoo leen ñoom ñëpp
de Birahim Seck Forum Civil ne ko may ma yeggale ci libération yéene kaay yëddu gi nga xam ne kon ñu ngi koy yëddu Ousmane Sonko di ko espionné loolee dalul xel ne lépp dina leer waaye dalul xel ne nguur gi daa tëddee njaaxaanaay dëgg la Le Quotidien yéene kaay ne ma ne biir takk der yi sax ñu ngi ciy jàpp de mar day taal parce que am na benn policier ak benn gendarme boo xam ne day xel daatee ca ñoom na ñooy renseigner Ousmane Sonko di ko wax li xew jébal nañ leen brigade prévôtale am na yeneen ñaari policier yoo xam ne kon ñu ngi leen di surveiller way Samba muut baab mootu juddu na exclusive yéene kaay ne juróom-ñaari avocat Ousmane Sonko yaa ngi ni lée ay ndaanaan lañ de Ciré Clédor Ly maître Demba Ciré Bathily Bamba Cissé Ndoumbé Wane José Étienne Ndione Cheikh Khoureychi Ba ak Ousseynou Ngom ñëw 24 heures yéene kaay ne alternance ba de piégé waat nañ ko de nguuru Macky Sall gi ci boppam moo génn ci xolu askan wi laa la wax Alioune Tine waaw nee na xam nga lii lépp lan moo ko waral assise nationale yi nga xam ne dañ koo trahir Aliou Sow nee na passé nañu jamono ji ñu doon wax père de la nation xam nga ci jan jamono lañ nekk jëwriñ jaamu askan wi les écoles yéene kaay ne rencontre présidentielle day ci programme rëy bi de 100 000 logements ya waaw jéego yaa ngay dem de 2021 bi lu tolloo junni ci ay dëkkuwaay ca Bambilor Fatick ak Kaolack ministre Abdoulaye Sow fa jaar lu tolloo 250 541 bindoogum nañ ñetti convention signé nañu ko 18 promoteurs ña ngay négocier ak ñoom caisse de dépôt consignation ak IPRES day waaw ñoo leen fa séenee gunge ministère finance Abdoulaye Daouda Diallo ak urbanisme day di Abdoulaye Sow fukki fan ak juróom yu ne danañu daje ak Victorine Ndeye madame projet évidence yéene kaa ne Zahra Iyane Thiam day ministre waaw indi na génn na ci financement islamique bi lée parce que Zahra Iyane Thiam nee na financement boobee nekkul ne pour julliti kese la de déedéet financement islamique bi système la nekkul diine Zahra Iyane Thiam day la mu bëgg day mooy mécanisme d'intervention yi waaw mbir mi gaaw di yëngu loolay doxal promise bi dëgg la projet yoo financement yoo ak lu mu bari mën te gën a bari pétrole bi de nit ñi mënuñu koo fàtte parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën a la alaaji tëjal Dame Mbodj ma nga xam ne jot nañu ko sa jàpp ak yeneen ci ay jàngalekat looloo sabab ñu ne kon nag dañuy banque seen ak yoxo altine tey jii duñu fas yéene kon rek fasante xàncax morom ma ci classe yi xel xalaatul ñu fay dem seen bëgg-bëgg nag moo di jàngalekat yooyu nga xam ne teg nañu leen loxo ñu bàyyi leen ñibbi loolee waa G20 dogal boobu la ñu jël ñu àddu it jëmale ci li mukk ña ñu teg loxo waa ñoo lànk si ab bataaxal la ñu dëxëñ xam ne ni kon lu toll ci téeméer ak fukk ak ñett la ñu jotagum teg loxo bokk na sa ñoom ay jigéen waaye it ay tout tànk day mineur collectif ba nee nañu seen bëgg-bëgg du lenn lu dul ñu bàyyi ñooñe ñu delluwaat seen i dëkkuwaay dañu àddu it jëmale ci tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal ak nag marché hebdomadaire ba nga xam ne dañu ko tëj sa Fatick askan wa rawatina jigéen ñi nga xam ne ñoo fay jaay nee nañu jamono ji si ay jafe-jafe rek la ñu nekk la ñu koy dundee metti na lool seen bëgg-bëgg mooy ñu xoolaat waxtaane ko nees mën a def bu ubbiwaat marché ba dañu àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram Pape Mante bu lañ si àndal buñ sa tolloo ndar képpekol yéen kaay xëy dëxëñ ak El Hadj Ahmed Aïdara ngeen taaxirlu ñu wàcc si tali bi saytu dem beex dikk bi ànd ci Yacine Seck. Voici Trafic News. ñu dellu si waat ak Aba Diatta noo def fan nga toll fi mu ne ci trafic bi. voilà Yacine maa ngi lay ziar bu baax progressé nañ dépassé nañ sànq rek li nga xam mooy rond point bu Cambérène bàyyi fa jafe-jafe yu tar bu fekkee aussi da nga progressé wutali rond point bu Case bi là-bas aussi des ralentissements sont à noter pour véhicules yu bàyyi ko du côté de Guédiawaye foofu la aussi ak boobu lay jël la route des Parcelles Assainies des ralentissements vous attendent de 22 ensuite à hauteur du commissariat jàpp pardon Builders foofu lay feu de signalisation mooy feu xëy dem rek dikk bi su ko defee aussi yéen ñu ko dépassé am ngeen choix bi soit ngeen progressé def ni man progressé wutali échangeur bu nekk foofu la à hauteur de échangeur bu fi nga xam mooy foire bi jaaree ko fi nga xam mooy yëngu leen foofu la aussi des ralentissements vers la foire su ko defee suuf échangeur bi y a quelques ralentissements mais c'est pas très compliqué yéen ñu ko dépassé mën ngeen progressé tranquille utali Yoff ak boobu la c'est dégagé par contre dans l'autre sens bàyyi ko foofu la bëgg a progressé vers Patte d'Oie faudra passer par la passerelle de Nabil Choucair foofu la aussi des ralentissements vous attendez à ce niveau su ko defee aussi on rappelle que on signale des ralentissements si ak bàyyi ko fi nga xam mooy rond point wala bokk du côté de Pikine nag waaye bëgg a transiter vers rond point Technopole foofu la xam na ba jéggi dayoo Yacine Seck. C'était Trafic News. merci beaucoup Aba Diatta ñu joxante dig daje si kanam Mame Ndiaye ma bàyyi la ak xibaar gi. Yacine Seck bi la jotaay xibaar yéen ci ay ponk dañu koy fës ne jukki waxtaane ko ànd Cheikh El Hadji Mouhamadou Massar Diop ak Birahim Diadji Touré sa Tëngéej kër député bi di Seydou Diouf tamu fare ci APR moom la ñu song ni ki démb ci guddi ay ndaw la nee nañu dañu masqué dañu sol ay masque maanaam kagul ba noppi it am lu ñu sànni ca kër ga mu daal di tàkk bëri na ci ay yàqu-yàqu waaye it kenn ñàkku si bakkanam ndaw yooyee jàppale ne kon gannaaw ba ñu defee seen jombe li ba noppi takk der yi dañu fa dikk nee nañu nag dañuy ubbi ab enquête ngir xool ndaw yooyee ani lu waral ñu def lu ñu mel ak fan la ñu bokk El Hadji Mamadou Mansour li ñuy faral di wax ay du yem ci boppi borom donte moom APR la bokk waaye song nañu këram dem ci guddi gannaaw ba mu la nuyoo.
maa ngi lay fay maam maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. c'est-à-dire Sénégal ak fi mu toll nag souvent fi mu nekk nii maam. daanaka ku sa pënu oto toj sax ñu am ñu ko tuumaal. ku ñu toj sa benn oto ñu am ñu ko tuumaal mais tey man mënuma wax ni kenn ku moomee la sa bopp fenn wala benn parti du ma wax ni waa Pastef la. du ma wax ni waa beneen mouvement la xëy na ay bandi la yu fa ñëwoon. pourquoi képp ku bokk APR rek bu dal dalee ñu bëgg ko nga bëgg a victimiser wu daal ki utal ndey. ay nit yu kagul lañu kagul fii ci Sénégal bandi lañu ko xamee woon. et puis ak bépp respect bu ma am ci séddoog métit bi Seydou Gueye parce que ku ñu songu sa Seydou Diouf. parce que ku ñu songu sa kër metti na certes mais ñaata yoon la fi am ay kagul yoo xamante ni ay nit yoo xam ne dañu def kagul dem attaqué ji faneen foo xam ne xëy na du am. voilà nañ ubbi enquête bàyyi ko ci loxoy police bañ ko utal ndey bañ a am ku ñu ko askanale enquête bi continuer quoi vraiment mais mënuma du ma jël loolu noonu attaque Samba Boy di ko taxale ak wàllu politique wala benn événement boo xam ne xew na ci Sénégal quoi. jaajëf El Hadj ñi ñoom àjjuma la ñu leen teg loxo mu di ay militants yu bokk ci parti bi di Pastef les Patriotes jàppale na ni tey ji ci altine ji lañ leen fas yéene rek bàyyi ñu jàkkaarloo àttekat ba yóbbu leen parquet soxna mu di ay soxna fukk ak juróom-ñaar ñoom mënees nañ wax ne it bokk na sax ka jiite kon jigéen di Pastef moom may mun a jéey waaye it la ñu leen a toppee bokk na ca maanaam jéemale ak maanaam teg dënn jaayante dënn ki nga xam ne rek moom mooy ab autorité ba noppi it di doxinu ku yeewu fitna du ñàkk daan ci àndax Alassane Balde si sunu yeneen jotaay yu xibaar ñu wàddu it bu fekkee kon jàppandi na Alassane Balde ñu daal di koy teewlu. yëf yi di gën di tey ci jigéen yi nga xamante ne ñoo bokk ci parti bi di Pastef les Patriotes jigéen yooyu nag seen lim daal di toll ci fukk ak juróom-ñaar boole ci seen présidente nationale di Maïmouna Dièye nag daal ñun jëfal ni ki ëllëg ci parquet ba lañ leen di tuumal di bokk ci ab manifestation bi nga xamante ni yoon tere waaye te menace jëm nag ci trouble à l'ordre public rawatina jalgati arrêté ministère bi nga xamante ni moo tere bépp dajaloo présidente nationale des femmes bu parti Pastef les Patriotes nag ñoom ñu ngi leen daal di teg loxo ni ki ajjuma bi ak yeneen fukk juróom benn jigéen yu mu àndaloon gannaaw bi nga xamee nag yëkkati nañu lii di malaanu kirlaay député Ousmane Sonko jaare ko ci commission ad hoc boobule boobu léegi nag ñu ngi doon xaarandi ci commissariat ba nekk ci jëppal nekk ci commandement kii di commissaire Mballo. ñu waxoon leen ko ci ndorteelu bi la jotaay yu xibaar mu di kuréel gi ëmb ko ay jàngalekat di G20 ñoom seen bëgg-bëgg moo di jàngalekat yi nga xam ne teg nañu leen loxo ñu daal di leen di bàyyi ndax bëri na si ñu nga xam ne ni Pastef sa la ñu bokk nee nañu nag loolee bu antuwul door ko tey ji dañuy banque seen yoxo mu mel ni kon tey altine ji duñu dugg sa classe ya nee nañ nag lu ëpp tuuru te la tax mu tuuru du kenn ku dul dàmbooj bi nga xam ne teg nañu ko loxo ci gaaw bi nee nañu ngalawaay nañu bàyyi jàngalekat yi ñu delluwaat si classe ya lu ko mooy rek daañu leen dégg ci geneenu ko façon Birahim Touré mu mel ni kon sànq wax naa ko ay du yem si boppi borom ndongo yi nga xam ne ñoo jàng si classe sax dafa mel ni ñu ngi si tàmbali souffrir ñoom it. waaw xam nga li ñuy ñaawlu waa G20 ñoom lu ñu wax mooy am na ci sax ñoo xam ne ni ay jàngalekat lañu ñu fekk leen seen biir classe ci seen i kanamu élèves ñu téye leen fii nag li ñu ci war a wax mooy quelquefois dañuy boole politique ak peut-être lu ci bokkul. ñu ngi naan G20 di tudd ñoo xam ne dañoo jàpp ni ay nit lañu bokk ci Pastef doon ay jàngalekat mais gis nañu fi ay réseau des enseignants de l'APR ñoo xam ne ñoom ci nguur la ñu bokk c'est-à-dire am na foo xamee ne boo fa xësee ba toll bu dee jàngalekat nga jàngaleel sa jàngale boo wàccee nag am nga li ñu naan sa liberté puisque c'est privé nga mën a continuer ci wàlluk association politique wala vie associative lu jëm ci wàlluk sport wala leneen lu mën a doon mais bu dee dañuy jàpp am na nooy jàppee nit ki mën na indi fitna mooy ñëw fekk ko ci kanam ay élève am nga jàpp ko ci biir donte nag li ñu wax nee nañ dañu bëgg prévenir yenn ci forme de violence mais ñii di jàngalekat yi ñu bokk ci APR wala ñu bokk ci Benno wala ñu bokk ci yeneen i parti de l'opposition am na moment boo xam ne bu ñu ci xësee ba toll dañuy mën a dissocier diggante jàngalekat bi ñu doon ak peut-être activité politique yi bu ñuy def activité politique warul doon ci heure jàng ak ci biir école wala ci biir classe waaye tamit bu ñuy def seen activité privée mu jëm ci politique wala leneen lu mu mën a doon ñu mën a ràññaat la ni kii ñu jàppeewuñu ko ndax enseignant la ci biir école am mais dañ ko jàppee ndax dafa am beneen activité boo xam ni méngoowul ak li nga xam ni moom la bokk dissocier boobu faw ñu def ko. protocole système éducatif. waaw mais parce que d'accord jàngalekat nga mais par exemple dàmbooj bi ñuy jàpp moom bi ñu koy jàpp samedi la woon place de l'Indépendance simmi na yëre jàngalekatam
nekk koo xamee ni syndicaliste la wala bokk ci société civile ni mu koy waxee dem pour benn marche pour la démocratie donc bañ ko jàppewuñu Dame Mbodj jàngalekat mais Dame Mbodj activiste wala Dame Mbodj membre de la société civile lañ jàpp mais que ñu dem jàpp ko ci biir classe am ci kanam ay élèves am loolu tamit lu ñuy ñaawlu la ndax activité boo mën a def war ngaa dissocier ne ni lii de ci wàll wii la beneen wàll bi bu jotee nga mën ko def te nit ñi tamit mën ko ràññaat la. kon El Hadj faw moom xajaax seen yenn saa yi dina ci baax. bien sûr maam démb damay waxtaan ma ni fanweeri minute ndàmpu. ak ñetti minute baane jëwul taal am réew. fanweeri minute ndàmpu. ak ñetti minute baane loolu lépp fa la tënku kii daa feebar dem ndàmpu yi kii nee na dañu ko baane boo xam ne sagom àndu ci. baane mooy sàkku boo xam ne sagom àndu ci. loolu ci benn temps ci ñaari nit ci peuple 17 millions. ajul taal ab réew. dëggantaan. lu am solo. nguur gi nañu wàññi teg loxo gi. am réew mënoo fiile ñëpp pour teg ñëpp loxo. secteur bu nekk nga am koo fay fiile pour teg ko loxo mënuñoo feesal kaso yi te yenn yi dafay gën a yokk nit ñi fit nañuy bàyyi bu am firnde bu leer ci ay flagrant yu nit ñi def pour ñu leen teg loxo bu ñuy yéeg fit na bu fekkee am na ay kilifa yu def ay médiation dëkk bi am na ay kilifa yu diide koo gis am na fenn fu mu màcc jëm waaye jàpp gu taa dakk continuer di may nit ñi fit loolu système bu baaxul la te nañu bàyyi xel ci ni wallaay bu ñu foogee ni jàpp gi mun naa tax nit ñu reculer ci di exprimer seen xalaat parce que tollootuñu ci jamono jooju ba Sénégal gënoon a metti ci jamonoy Senghor ñu soog moom suñu bopp sax. jàngalekat da doon am benn sañ-sañ ci élève am